altine ñaar fukki fan ak ñeent siw safar atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi marax yi li ciy gën a fës di juróom fukk ak juróom-ñetti njaboot yi nga xamante ni bi ñoo des foofee sa Kër Massar ginnaaw bi nga xamante ni bi dañ leen a yóbbu si yeneen bërëb ngir daal leen wàllu ginnaaw bu ñuy dund ak wal mi ñoom ñooñu nag gis nañu ay jëwriñ yi nga xam ne mooy wàllum njaboot daal leen di nemmeeku ji daal leen di jébbalit ay jumtuwaay ngir jëfandiku gu gën a mucc ayib téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi tànk yi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji dinañ leen dugal si mbooleem doxalin woo xam ne moo jëm si gën a nekkil seen dundin waaye tamit si wàllum njàngale jamono joojee moom conseil collectivité territoriale ak ñi nga xamante ni biit ñoo di association des maires du Sénégal di sëgg si mbir yi nga xam ne moo daal di juddu ginnaaw bi nga xamante ni bii mbasum coronavirus daan na galfanal mboolem doxalin yi nga xam ne commune doon na ko doxee daanaka sax ñoom commune yooyu yëpp wala yi si ëpp daanaka fi ne nii téeméer boo jël si koppar yi ñu daan am juróom-ñaar fukk yëpp dañ koo ñàkk di ko waral di mbasum coronavirus waral ñuy woo nguur gi mu gën leen a mën a jàppale ADIE ñoom ñu ngay jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ni biit ñoo yëngu si wàllum defar ak réparer mboolem jumtuwaay yoo xam ne jumtuwaay wa xarala yoo xam ne dañ ko jëfandikoo ba pare mbalit ma say tukkee nag ñu mën koo jëfandikuwaat si leneen lu gën a mucc ayib te it gën a mën a sàmm alam bi waraloon ab lël boo xam ne amal nañ ko si ngir mën a tàggat ñooñu nga xamante ni bii ñoo yëngu si wala moom la mbir tàggat yaram la ñu jeexalee li nga xam ne moo di jotaay bi tàggat yaram nag duñ koy wax dañuy wax match bi nar a dox diggante réewum Sénégal ak réew Mauritanie ni ki ëllëg lay doon bu juróom-ñaari waxtu jotee si ngoon di match bu xaritoo boo xamante ni bii mooy doon match bu ñu njëkk bu ñu amalaat fii si réewum Sénégal fukki weer ak ñaar ginnaaw boo xamante ni bii dañoo tegandi woon lépp li ko waraloon di mbasum coronavirus nag waaye foofee dafa mel ni bëri na ay woyofal wala bon loo xamante ni bii teggi nañ ko sa dinañ ci dikk si pàcc bi nga xamante ni bi moom lañ jagle tàggat yaram dinañ ànd ak Sékou Seydi mbokk yi lii moo si gën a fës dal leen ak jàmm. ñaar fukk ak juróom-ñett njaboot yi nga xamante ni bii ñoo daal di moom la ñu yóbbu foofee sa camp bi nga xam ne moom ñu duppee camp sinistré sa Kër Massar ginnaaw bi nga xamante ni dañoo jóge seen i njaboot seen i kër li ko waral di taw bu métti yi nga xam ne seetlu woon nañ ko si réewum Sénégal ñoom juróom fukk ak juróom-ñett njaboot ya fa des nag ki nga xam ne moo di jëriñ ngir wàllum njaboot gi dem na nemmeeku ji li woon leen daal leen di jox ay jumtuwaay ngir gën a seen ñoŋal seenu nekkin lu toll si téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi tànk yi nga xam ne ñoo fa nekk nag dinañ leen dugal si mboolem programme yi nga xamante ni bii nguur gi moo ko taxawal ngir seen nekkin wu gën a ñoŋ waaye tamit seen njàng gën a mën a bënn nu mu gënee mucc ayib ñu fekk fa Mamadou Lamine Fati. jëwriñ bi yore mbirub njaboot ji jigéen yeeg xale yu ndaw yi lay jóg taxaw ngir jàppale askan bi nga xam ne nekkoon ci mbënd bi lay te ñu nekk ci camp wu Kër Massar Ndeye Saly Diop Dieng di dellu siwaat ci jëf yi nga xam ne nguur gi def na ko. tey nag ñëwaat tam ci beneen visite ñoo fekk fi ñi nga xam ne sinistré inondation yi 5 septembre yi indi suñu contribution si jàppal leen xam nañu état bi desul ginnaaw taxawu na leen jàppal na leen conditions yi yëpp def nañ ko fi pour ngeen nekk dans de très bonnes conditions waaye ñun nag bu ñu yoree en charge la famille am yow en charge les enfants suñu devoir mooy tam ñu fekk famille yi nga xam ne dañu sinistré jàppale leen réconforter leen parce que soutien du matériel rek mais soutien moral aussi dafa am. ngir jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekkee ci tante yi lay jëwriñ bi nga xam ne moo yore mbirum jigéen yi lay bëgg rek jàppale kuréel yi nga xam ne ñooy jàppale ndaw yooyu lay ci camp bi nga xam ne ñu ngi ko tegal ñi nekkoon ci mbënd bi lay. fas yéene indi suñu contribution ci xale yi fi nekk parce que fanaa site bi tey jii am nañu 165 xale yu fi nekk 165 yooyu am nañu léegi initiative boo xam ne dañu bëgg def patronage mooy xale yi ñu fexe ba toog bi ñu toog fii itam ñu mettre ko à profit jàngal leen éveiller leen ba ëllëg bi ñu delloo seen ay kër ñu ban a perdre seen sens de l'organisation bi ñu nekkoon seen biir ay famille loolu moo taxoon ñu en tant que ministre bi nga xam ne mooy yore protection enfants yi dañu seen loxo suñu contribution ci patronage boobu jàppale xale yi ak Croix-Rouge pour xale yooyu mën fi bu ñu fi jógee mën a delluwaat seen famille si jàmm ak salaam. naam sax nguur gi jël na ay matuwaay ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbënd bi lay ba tey jile njaboot ji nga xam ne ñoo nekkee ci camp wu Kër Massar jile nu ñuy dundee bari na ay jafe-jafe yi nga xam ne war nañ ko xoolaat rawatina seen i dëkkuwaay ak seen i melin ci biir tante yile.
Mamadou Lamine Fati bëccëg bi ñu jagleel gone yu jigéen ci àdduna warngal këpp ni ki démb lañ ko doon màggal ci àdduna bi diwaanu Kolda it ñu daal koy amal foofee liñ ci gën a jooyal nag moo di waxtaan wuy dox diggante mag ñeeg tout tànk yi rawatina lu jëm si wàllum jur ak wàllum njaboot loole nag doon loo xamante ni bi am na fa solo lool si njaboot yi nga xam ne ñoo fa nekk ñu daal koy jagleel ñi nga xamante ni bi ñoo yëngu si wàllum kuréel yi nga xam ne ñoo fa nekk waaye tamit ñoom ñu yaatal ko si mbooleem ñi nga xamante ni bi dañuy yëngu moo xam ay artiste lañ wala bon ay waajuru ndongo wala bon ay waajuru tout tànk wala bon ñi nga xamante ni biir ñoo yëngu si lu gën a ñoŋal penc ma foofee si diwaan ba nekk na ay waxtaan yoo xam ne mucc na ayib lool te dina it gën a mën a ñoŋal li nga xamante ni bii moo di doxalin we foofee sa capitale bu Fuladu loolee la ñu nettali Seydou Diatta. daanaka léegi aada la ndaxte lu mat léegi ñett at Kolda di magal moom it bis bi nga xamante ne moom la ñu jagleel xale yu jigéen yi ci biir àdduna wérngel képp ci weer octobre bu ne yemoo fukk fan ak benn ren nag xale yaa ngi teg lépp ci sukkali waxtaan ak weccante xalaat ak mag ñi. journée bi ñun xale jigéen ñun ñoo ko organiser suñu bopp ak suñuy xaalisu bopp lañ jël ñu cotiser ñu boole ñu organiser journée bii ñu waxtaan ak suñuy parents ñu xamal leen lan mooy les conséquences des mariages précoces ak tamit les conséquences de l'excision ak des grossesses précoces ñu waxtaan ak ñoom bu ñu xam ni que club des jeunes filles ñoo ngi fii nii pour sensibiliser les jeunes filles pour ñu mën a téye seen bopp ñu mën a autonome tamit. di waxtaan ak suñu parents yi ci ay thèmes yu bëri comme tey waxtaan ak ñoom si mariage précoce grossesse excision ak malnutrition te tamit di leen ne rek journée bi comme que at bi benn fan rek lay am vraiment tey moom kontaan nañ. c'était pas évident ñuy waxtaan ak ñoom si yenn questions yi mais aujourd'hui alhamdulilah dañuy mën a waxtaan ak ñoom si yenn questions yi pour ñu bañ cee am benn kersa wala benn nëbboo dañuy dem seen kër waxtaan ak ñoom ñu ñuy yokk xalaat ñun tamit ñu leen di may li ñu am. fexe ba askan wi rawatina waajur yi soppi gis-gis ñeel nekkin xale yu jigéen yi te farlu ci li nga xamante ne mooy ñoŋal seen nekkin nekk na li nga xamante ne mooy yitte xale yi. diine moom daa bëgg entre xale yi ak parents yi ñu am ay jokkalante ñu loo xam ne moom xam na ko ñu wax ko si doom yi. parce que nit ñi gis nga àdduna day kii quoi day dox gis nga lu bëri li gën a bëri loo xam ne dañ koy noppi woon ne di ko nëbb. léegi yëpp day génn te lii du dara lii du dara diine daa wax ne lépp loo xam ne xamoo ko demal nga jàng ko te yonent bi daa wax laa hayaa fi diin si diine amul rus loo xam ne dafa am solo du leen rus même dëgg su fekkee dëgg la mooy arrangé yi da nga ko war a wax. waa Kolda CCA Kolda ak membre des clubs de jeunes filles ñu ngi liggéey bu rafet fexe ba yee ndaw yi ba nga xam ne lépp loo xam ne da leen di lor ñu mun koo moytu te yaakaar naa lii su amee parents yi toog xale yi toog yaakaar naa day nekk loo xam ne dañuy ubbi waxtaan gën leen yee ba ñu mun a moytu lépp loo xam ne ëmb la ba sëy bu teel wala lépp loo xam ne dafay lor da leen di lor yàqal leen seen wér-gu-yaram yàqal leen seen avenir. bés bi nga xamante ne moom la ñuy jagleel xale yu jigéen yi magal nañu ko tamit ci yeneen douane ci biir région bi te ci anam bu ni mel maanaam sekk waxtaan ak waajur yi. Seydou Diatta jóge Kolda wàcc ba Bambilor si gox bu ñuy wax kër Daouda Sarr foofee nag askan wa bootu si ab kuréel gu ñu duppee ab collectif nag ñoom dañoo mer ba futtu nee nañu dafa am koo xamante ni bii moom moo bëgg a daal di tabax boo xam ne jaarul si yoon ndaxte waa Descos tere nañ ko maire ba it daanaka daan na tere lu ni mel waaye teewul moom mu ngay wéyal di tabax si bërëb boo xamante ni bii du bërëb boo xam ne moo ko moom ndax askan waa ko moom kenn si ñoom ki yor seen kàddu saxte di wax ci turu boobule kuréel di Sambalaw ba fa lañ ciy teewlu ay kàddoom Babacar Seck moo ko taataan. dañu jaayoon au début sur un plan boo xam ne dafa am un espace public dédié bu ñu xam ne dañ ci bind équipement. mais à notre grande surprise un jour un monsieur nommé Ousmane Ndiaye dafa ñëw commencer à construire sur place publique bi et ñun on voulait en faire benn espace vert. Il y avait un projet de mettre des arbres ou contacter Ali Haïdar pour mu may ñu ay garab tout ça. À notre grande surprise le monsieur Ndiaye est venu construire. malgré descente bu njëkk Descos bi waa ji arrêté wul ma dem fa une deuxième fois signalé leen ne leen yéen kat waa ji somme woon ngeen ko pour mu arrêté jël ngeen sax ay photo mais waa ji arrêté wul mu commencé fondation ma fa delloo une deuxième fois ñu defal envoyé ma 3 agents ma ñëw fii ñu bind arrêt Descos
ils ont écrit ça ñu bind ko benn vendredi à 11h vendredi à 17h waa ji ñëw daaneel arrêt bi continuer fondation donc problème bi foofu la démarrer au fond. maintenant lu ñu comprendrewul mooy depuis ñu ngi def ay démarches gendarmerie Sangalkam Descos y a un manque de volonté d'intervention c'est-à-dire ñoom dañu toog mel ne ku ñuy seetaan boobu ba léegi waa ji après màggal muy continuer chantier bi ngeen fu mu toll nii mu ngeen ko filmer léegi nag fu ñu toll nii mooy ñun sës nañ dañ ne ko woon bu fekkee autorité benn autorité locale mënul arrêter chantier bi ñun par force dinañ arrêter chantier bi. Ousmane Ndiaye moomee ñu wax ne mooy tabax si boobule bërëb Babacar Seck mu ne jokkoo nag moom waaye nee na bëggut a àddu si moom la mbir ndaxte mu ngi ci kanamu yoon ñoom sax fukki fan ak juróom si weeru octobre bii ñu nekk ñoom ñaari wàll yëpp war nañoo dem wuy ji ñi nga xamante ne bi ñoo di àttekat yi ngir am si leneen lu gën a leer si moom la mbir. ñu wax tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si lu toll si juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yoo xam ne def nañu ko ñaar fukk ak ñeent ñoo si am yes coronavirus bii di jàngoro ji juróom-ñett yoo xam ne xam nañ ñeneen ko wàll juróom-ñaar yu ko jëlee biti réew yeneen juróom-ñeent yoo xamante ne bii xamuñu fu ñu ko jëlee kon nit ñi nga xam ne ñooy jarag yi si wér toll nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñett benn doomi aadama moo ci ñàkk bakkanam ginnaaw xay bis bi nga xam ne docteur Alaaji Mamadou Ndiaye def na ko moom mi nga xam ne mooy jëriñ ji yor wàllum fegu gi si màkkaanam jëriñ ji yor wàllum faju ji lu jëm si wàllum daal di sàmm nag lépp loo xam ne moom la ñuy wax ressource halieutique maanaam li nga xamante ne bii mooy tukkee si géej gi loolee nguurug Sénégal da koo def ab da ko war a def loo xamante ne bii lu mu war a mën a taxawu la loolee mooy gis-gisub ki nga xam ne moo topp si njiital GEDPES Fatou Ndiaye moom nag mu ngay woo ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ngir ñu gën a mën a jooyal mbooleem li nga xamante ne bii moo jëm si gën a taxawu boobule mbir ngir jàppale mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo yëngu si mbir moomee moo xam amateur yi la wala bon ñoo xamante ni bii yor nañ ci ay usine di ko taxawal ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Adama Sarr. avril ba tey ñu ngi wax ni que ministère bi attention napp bi xajul Sénégal bind nañ ministère lettre ouverte bind nañ président de la République ñaari lettre ouverte wax nañ ay parlementaires wax bind def nañ communiqué de presse lépp lu ñu mënoon pour yëgal askan bi yëgal sunu autorité ni que napp gi am na lu ci sooxe te bu ñu ko saafaraalul dana ko yàq def nañ ko léegi nag ñun suñu wàllu lool la li ci des suñu autorités yi ñoom nañ jël seen responsabilité. ñun de suñu sañoon ñu dégguñu ndax gëm nañ ñu li ñuy wax mooy njëriñu napp gi li ñuy wax muy njëriñu napp gi fi mu toll nii ci pandémie bi nga xamante ni ku nekk yaa ngi jéem a seet noo def pour sauver sa entreprise waroon nañu jël suñu jot gi ñu am pour jooy licence yi ñu ut ko pour toppatoo femme transformatrice ñuy gën a amee jën fan la ñuy jaar ba ñoŋal suñu napp gi ñun ñi ci nekk nan la ñuy def ba liggéey bi gën a baax waaye pas nekk topp di dénoncer di wax ay menaces loolu moom moo tax vraiment j'espère que danañ ñu dégg. wàllum politique PVD di parti bi nga xam ne Serigne Modou Kara moo ko jiite ñoom nag dañoo bëgg daal di wërgal kapp mbooleem juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari communes yi nga xam ne ñoo nekk si réewum Sénégal te it mbokk si mboolem élection yi nga xam ne am na si réew mi waral ñu amal ab lal ngir yaatal seen i bànqaas te it di woo ñi nga xamante ne bi ñoo gën a takku di ndaw ñi ngir ñu mën a wuy si woote boobee nga xamante ni bi seen njiit ñoom waa PVD mu ngi koy def ngir woote bu gën a mucc ayib ndax ñoom it gis-gis bi nga xam ne am nañu ko nee nañu moo di Sénégal goo xam ne njëlbeen ga dina doon lu gën a ñoŋ fekke woon na ndaje la ngir nettal ñu ko Adama Alassane Niang mu ngi àndoon ak Moussa Fall. membre yi nekk ci parti de vérité pour le développement di ñaaw li nga xam ni moom mooy doxalinu réew mi rawatina ci jamono mbas mi. dafa jël daanaka lépp loo xam ne soxloon na ko ci askanu Sénégal pare na pour jël ko ak ñoom ànd ak ñoom soppi li fi ne nag pour ñu soppi ko il faut que adhésion sénégalais yi ànd ñëpp ñëw ñu ànd si ndax loolu moo jot fi ñu toll dafa jot sëkk ndax kat li fi xew si màggal gi gis nañ ko. ñëpp màggali nañu est-ce que am na problème est-ce que am na pandémie. ci atum 2004 lañ daal di créé ba parti boobu ak tey nag lu tolloog junneeg téeméer ak fukk ak benn membre daal di nañu adhéré ci boobule parti ñoom ñooñu sax di xamle kenn si ñoom ku nekk ci bile parti d'accordul ak li nga xam ni moom mooy doxalinu président Macky Sall. et on a vu après ce qui s'est passé
avec l'avènement donc de l'alternance 2 du Sénégal, avec l'arrivée du président Macky Sall. Avec l'avènement donc ba Macky Sall ñëwee ci bopp réew Sénégal ak léegi daanaka ñi ànd ak Serigne Modou Kara kenn kontaanul ci doxalinam moom bu ko neexee mën na ko di utiliser ngir rek mën a am benn électorat bi waaye ñoom ñooñee doxalinam ànduñu ceeg moom te mën nañu jàpp ne sax Macky Sall bu amee deuxième mandat na ko santé Serigne Modou Kara. Parce que tout bonnement, si aujourd'hui Macky Sall a eu un deuxième mandat, tout le monde sait que c'est par le fait du général de Bamba, le guide de la révolution pacifique. changer xaru kanamu politique fii ci Sénégal ak xeex li nga xam ne moo di politique politicienne nekk na ci itam leen soxal waaye tamit képp koo xamante ni ab leader politique nga rek li nga war a def mooy bàyyi xel li nga xam ni moom moo soxal askan wi. moom bu la ne projet société Serigne Touba nga wan ko ginnaaw ñun danañ la wan ginnaaw te dinañ nag laaj Serigne Modou Kara Mbacké permission au nom de la liberté bu ñu Serigne Touba jox ci fada fa kabla ñu wan la ginnaaw ba pare tàllal suñu yoonu bopp dugg ci politique ba pare demander ko ñaan ko mu may ñu basculer le parti de la vérité dans l'opposition. Il est temps mënuñu di ànd ak yow nga di ñu nax ci ay magum jëmm yi nga xam ne ëppoo leen lijaas gënuloo leen xam fooy teg sa tànk yëpp réew mi weesootul nga dajale ay kilifa Sénégalais yëpp di déglu ngay nax Sénégalais di leen wax lu dul noonu naa leen ku ni pirip ma génne ay audio c'est pas ça. militant yooyu yeewoo ci boobule parti di ñaan njiitu réewu Sénégal mu coppi doxalinam waaye tamit ñu ngi woon ndaw réew mi ngir ñu fekk ci Serigne Modou Kara Mbacké ci li nga xam ne moom la duppee révolution pacifique ngir réew mi mën a am dal. mbalit mi nga xam ne mu ngi tukkee si jumtuwaay yi xarale yi nga xam ne jëfandikoo nañ ko si kër yi ba noppi wala bon lépp loo xam ne moo jëm si wàllum courant ak lu ni mel loolee nag bëggoon nañ ko gisati si mbedd mi waa ADIE ñi nga xam ne ñooy taxaw wàllum informatique si nguurug Sénégal waral ñu amal ab lël ngir tàggat si mbooleem ñi nga xam ne ñoo siy jëfandikoo bu ko defee li nga xam ne mooy tukkee si moom leen mbalit ñu mën koo jëfandikuwaat si leneen te it mën a sàmmaale alam bi ndaxte bu fekkee ne génn nañ ko rek daat koy sànni si mbedd yi dafay indi jafe-jafe li nga xam ne moo di environnement bi waral ab ndaje boo xam ne defoon nañ ko fekk na ko ngir nettalu ñu ni mu demee woon Aminata Ba mu ngi àndoon ak Souleymane Baye ngir defaraat ci anam bu mucc ayib déchets électriques ak électroniques agence de l'informatique de l'État daal di tëral ab formation jagleel ko ñu nekk ci secteur informel bi la liggéey nag ñu ngi ko jagleel matériel électronique yi. Dans un premier temps, li ñu njëkk a def mooy amal ay jàngat ci option technique yi ak it li jëm ci wàllu économie ngir rek jéem a xool nu ñuy def ba tëggaat loolee jëm ci mbalit mi ak it amal valorisation maanaam jox ko beneen dayoo te loolee ngir mu am faaw ñu indiwaat yeneen investissement ngir rek amal la ñuy wax démantèlement ngir mën a liggéey ci domaine boobee rawatina sax renforcer fi ñuy tàmbali di dajale mbalit mi ba sax ñu koy démanteler loolee sax mu waral ndajeb tey jii ak secteur informel bi. yile déchets am na ay ñeexintal ci wér-gu-yaramu doomu aadama yi ak tamit ci alam gi. déchets des équipements électriques et électroniques renferment des substances. déchets yi nga xam ne dafa bàyyeekoo ci wàllu électronique dafa ànd ak ay substances yoo xam ne mën naa lor askan wi ak ci alam gi ci loole mën nañ ci lim phosphore bi ndaxte déchets yooyu bu ñu ko toppatool bu baax ak taw bi mën naa sax laal la ñuy wax nappe phréatique bi. De la pluie et autres, n'est-ce pas, d'affecter la nappe phréatique. association bi ëmb récupérateur ca Mbëbës di rafetlu bile initiative ñu jàpp ni bile daje dina tax ba ñu gën a xam nu ñuy defaraate yi les déchets. ñu yaakaar ne tey jii aussi ak atelier bi ñu nekk nii tey jii lu bëree bëri mun na yokk les récupérateurs parce que tey jii ci domaine ni ngay gën a mun a valoriser déchet bi. ak li ngay gën a mun a moytoo déchet kii danger yi ci nekk. déchet bi tey jii yaa ngi ko utiliser à d'autres fins yoo xamante ni vraiment boo ñu ko catégoriser woon tey jii day tax nga am ci lu yokk. agence de l'informatique de l'État daal di taxawal itam benn centre de recyclage ngir ñu mën a defaraat déchets électriques yi ak électronique ba doomu aadama yi di ko mën a jëfandikoo waat. centre boobu nag waaye laago yi ñoom ñoo koy doxal ñoom ñi nga xamante ne dañ leen a tàggat ci bile domaine.
xibaar yi biti réew yi benn xët lañ koy ubbi di Nicolas Sarkozy mi nga xamante ni bii delluwaat na ñeenteelu yoon si kanamu àttekat yi ginnaaw ab audition boo xam ne ubbi nañ ko ngir déglu ko ginnaaw boo xam ne nee nañu dafa jotoon ay financement si waa Libye loole nag di élection présidentielle yi nga xam ne amoon nañ ko atum 2007 foofee sa diwaanu France moom njiitu réew mi nekkoon njiitu réew sa diwaanu France ñu ko doon toppee nag si moom la mbir nga xam ne ñu ngi ubbi woon boobu l'enquête si weeru mars atum 2018 ba léegi si wàllum corruption passive maanaam ger goo xamante ni bi da ko def si suuf biralu ko lépp loo xamante ni bi it moo jëm si wàllum détournement boo xam ne ay koppar yoo xam ne askan wi ñoo ko moom ñu woon jëm si penc mi ak wàllum financement boo xam ne jaarul si yoon moom Nicolas Sarkozy kon ñeenteelu yoon a ngi noonu muy ñeenteelu bëccëg boo xam ne mu ngi koy dem si kanamu àttekat yi loolee nekk loo xamante ni bi it ñu ngi koy toppandi lu si mën a ruuse incha allah dinañ ci ànd ak yéen nu mu gën a mucc ayib lii moo nekkoon xët wi ñu ubbi woon si wàllum xibaar yi biti réew. xibaar yi tàggat yaram la ñu tëgg bàkk ba noonu dañ ci ànd ak Seeku Seydi Seeku ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ Cheikh. Seeku ni ki ëllëg la jongante beneen di jongante xaritoo bu war a dox diggante réewum Sénégal ak bu Mauritanie waaye dafa mel ni Sénégal lañ koy defee fukki weer ak ñaar ngi nii toog nañu defe wuñ ko fi defin wi am na nu muy demee. fukki weer ak ñaar ginnaaw bi Sénégal dalaloon kii di Congo fale ca Lat Dior mu nekkoon lu jëmoon ci qualification Coupe d'Afrique bi ñu dégmal jàpp leen ni am na ay restrictions yu bëri yi nga xam te ne dinañ ko ci amal ci bii la jongante mu doon nekk 650 spectateurs la ñu autorisé ñu war a bokk ci boobule jongante nga xamante ne jongante xaritoo la ci diggante Sénégal ak Mauritanie ni ki suba ca stade Lat Dior bu Thiès ci noonu ne presse bi itam daañu jot seen wàll ndax lu jëm ci wàllum conférence de presse après match ak li nga xamante ne mooy zone mixte du ci am ci noonu dañuy teewlu lépp lu jëm ci wàllum précision ci kii jiite fédération sénégalaise bu football du maître Augustin Senghor ci micro Abdourahmane Ly. stade bi nañ teg dispositif boo xam ne ku fay dugg dinañ la defal test maanaam température dinañ la jox gel te aussi dinañu imposer masque pour ñëpp ñuy dugg ci stade bi wàllu taskatu xibaar yi liñ jël ci ndogal mooy ne xaj na ñoom mënuñu bañ a bokk ci po bi ci football bi mais dañuy wàññi limu ñi nga xam ne ñoo fay teewee di représenter organe de presse yi bu baax a baax donc defe naa suñu commission bi jëbal na leen maanaam nombre par organe bi li ci des aussi tam ñu xam ne du am conférence de presse te du am aussi zone mixte comme ni ñu ko daan baaxoo di def ci match yi daan am bu ñu génnee ci loolu nag te lépp jaar yoon xaj na dinañu xoolaat mbir mi comme ça novembre bu Guinée-Bissau di ñëw ñu koy dalal fii ñu gën a ubbi stade bi presse bi gën a def liggéeyam mais aussi public bi gën a teew pour que ñëpp mën a ñëw supporter seen Lions yi. ci match bi lim bi ñu jàpp mu ngi ci 650 personnes mais ñooñu bu ñuy ñëw invitation yoo xam ne dañuy joxe ñoom seen contribution la ñi nekk bëgg a ñëw loge officielle donc dinañ leen jox carte d'invitation yoo xam ne mu ngi jaar donc 50 000 francs ñeneen ñi nekk ci tribune couverte beeg yooyu 20 000 francs lay jar. Maître Augustin Senghor kàddu yooyu mu ngi ko doon yëkkati diggante bi muy xaatimoo ak waa Kirène groupe Kirène ngir ñaari yeneen partenariat yu yees. ginnaaw ñaari fukki at yi nga xamante ne fédération sénégalaise bu football ak groupe Kirène ñu ngi ànd ci noonu ñu daal di xaatimaat beneen convention boo xam ne dox seen diggante bi ñu ngi koy xayma ci 50 millions ci francs CFA boo xamante ne daañu ko jot at bu nekk objectif Kirène bi nag moo nekk jàppale fédération bi ngir football Sénégal mun na nekk ci boppu Afrique donte sax mi ngi ci lu weesu ñaari fukki weer dañuy teewlu compte rendu bu Abdourahmane Ly. ngir jongante coupe du monde bu ñu nar a amal ci atum 2022 ak coupe d'Afrique bu ñu nar a amal ci même année bi gaynde Sénégal yi mën nañu compter ci jàppale wu groupe Kirène fournisseur officiel wu gaynde yi xaatim nañu ñaari at yu mu nar a gunge lii di fédération sénégalaise de football gannaaw lu ëpp ñaar fukki at yu mu ànd ak moom. Vous savez qu'il y a les Jeux olympiques qui arrivent, vous savez que... Jeux olympiques yaa ngi ñëw kan bi itam mu ngi ñëw ak yeneen jongante kon dana baax lool ñu waajal ko ginnaaw signature bi ñu def nii lii lu muy wundu rek mooy sport bi dina tàmbaliwaat ci li ñu yaakaar te loolu dina soxla ndimbalu ñëpp ngir sportu Sénégal dem ci kanam. Et des sportifs pour que ce sport aille ci kanam. Ce renouvellement doit s'inscrire dans une logique. xaatim bi ñu def continuité kese lañ ko mën a jàppee ci partenariat bu dëgër. diggante groupe Kirène ak fédération sénégalaise de football. plus particulièrement à non-Lyon. muy contrat bu am ay clauses yu yees yu jëm rawatina ci koppar gi nga xamante ni da ci yokku. Kirène dafa jël
koom bu gën a takku dugal ko ci li nga xam ne mooy contrat bi ba nga xam ne at bu nekk dinañu jébbal li nga xam ne mu ngi toll ci koom 50 millions 2021 ak 2022 yëpp ak ay prime yoo xam ne boo qualifié wala boo gagné ñoom dinañ la ko tegal rax ci dolli aussi lépp li nga xam ne ay jumtukaay la ci ay produits muy ndox ak yeneen ay jus ak yooyu dañ ko gën a dëgëral tey amatul équipe nationale bu Sénégal boo xam ne buy football day jënd ndox wala di jënd ay boissons pour ñun comme suñu adversaires yi. jëm si jubluwaayam ci nekk numéro 1 ci Afrique sowu-jant groupe Kirène am na yéene wu yóbbu footballu Sénégal fu sori ba sax def ko mu nekk moom it numéro 1. Nous sommes en négociation actuelle avec le groupe Pepsi Cola. ñu ngi waxtaan ak Pepsi Cola ngir gën a mën a gunge sportu Sénégal rawatina li jëm ci recrutement ak tàggat xale yi ñun bés bu nekk ñu ngi xool nan la ñuy def ba gën a dugal sunu loxo ngir jàppale sport bi fii ci Sénégal. Apporter une pierre supplémentaire. mu di lëkkaloo bu mën a dem ba si foot pro bi président ligue professionnelle de football yëkkati na ko fa di ko laajte loolee kon na bokk si jubluwaayu lëkkaloo bi nga xamante ni yàgg na loolu wante ni mu yàggee noonu la dëgëree ni ki gaynde gu nekk ci terrain ngir bëgg a gagné ab match. jongante xaritoo bi war dox diggante réewum Sénégal ak Mauritanie ni ki ëllëg dafa mel ni Sidi Sarr moom du ko fekk. Sidi Sarr dafa daal di am blessure ginnaaw jongante bi doon dox ci diggante Sénégal ak Maroc fale ca Rabat bi mu duggee matul lu bëri caa ci ay simili ci lañ ko génnee ci noone bi médecin bi defee xayma gi ñu jàpp ne dafa am entorse ci noone du bokk ci jongante bi nga xam te ne moo war a dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie suba waaye itam am na ay joueurs yi nga xam te ne dañoo amoon yenn gaañu yu ndaw ci noone Abdourahmane Fédior daal dina def point bi ñu teewlu ko. Depuis le dernier match qu'on a joué au Maroc, on a eu un blessé, c'était Sidi Sarr qui s'est blessé au Nice. am nañ benn blessé mooy Sidi Sarr def nañ sax ay IRM résultats yi tey lañ ko war a jot te moom sax du mën a participer match bi nga xam ni Sénégal war na ko am ak Mauritanie si yeneen joueurs yi comme Idrissa Gana Gueye wala Krépin Diatta ñoom am nañ ay gaañu yu ndaw wàllum contusion sooy xool kii Gana Gueye moom jot na am coup ak kii nga xam ni tamit mooy Junior Lopi moom tamit jot nañ kaa dóor daal si match bi nga xam ni am na contre Maroc waaye yaakaaruma ni lii am na solo ndax dinañ mën a participer ci match bi nga xam ni dinañ ko amal ci talaata ji. Ou n'est pas très grave de toute façon. J'espère bien qu'ils pourront participer au prochain match. bu ñu jógee ci football dañuy dem ci basket ngir ndar képp li nga xam ne moo di jataay bi ci wàllum tàggat yaram Moustapha Gueye dafa mel ni mu ngay def nag ab xayma ci ñaareelu phase préparatif gaynde yi. boobu ñu ngi koy jeexal ni ki samedi yi jàpp leen ni ci lu toll ci fukk ak juróom-ñaari gaynde wowoon nañ leen ci boobule stage ñoom fukk ak juróom yi ñuy évoluer ci championnat local bi ci noonu ñeenti ci ñoom quitté na groupe bi ndax day wéyal liggéey bi ak fukk ak ñetti gaynde ci noonu moom Moustapha Gueye mi ngi ba ci ay objectif am mu nekkoon daal di may chance ñi nga xam te ñoo nekk championnat local bi ñu daal di imposer seen candidature ci équipe nationale bu Sénégal kon dese na la ñaari semaine yi nga xam te ne daañu wéyal seen préparation jëm rek ci wàcc éliminatoire afro basket bi nga xam te ne daañu ko amal ci atum 2021 jëm ci jigéen ñi daañu ci dikkaat ci yeneen jotaay xibaar sëñ Cheikh li moo fi ganoon fës ci xibaar tàggat yaram. jaajëfal la Seydou Seydi. jërëjëf mu ngi wokk dinañ topp sax Moustapha Gueye ci xibaar yi nasaraan ak Adama Nushka Ba du ñàkk jaajëfal leen mboolem ñi nga xam ne ñooñu doon bàyyi xel fii la ñu nar képp bi la jotaay xibaar neskis la total day wéy ak Khalifa Diakhaté